maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam di rafetlu réunion bi nga xam ni ñëw nañu ko fii tey ci ranch de Doli mu nekk comme ni ko ñi ma jiitu waxee réunion technique man ak gouverneur délégation bi ñu àndal préfet sous-préfet ñi ngi dalal fii le général Fall di rafetlu tamit sortie bi mu dikk ànd ko ak ñun ci liggéey bu président de la république santaane yéen ñëpp gis ngeen ni ba mu ñëwee ci bopp réew mi ak léegi lu bari yoon wax na ko ci wàllu vol de bétail pour mu jeex wax na ko fii à Doli première sorteem première rencontre am avec les éleveurs def première journée élevage deuxième journée troisième journée ak quatrième journée mu waxaat ko bi mu toogee ak léegi ñaari yoon changé nañu code pénal ak code de procédure pénale pour xool nan la ñu mën a def ba vol de bétail jeex ci réew mi pour mu jeex xam nañu ne dina jafe waaye mun naa wàññi ko lool te bu boobaa nag yéen ñi moom jur gi ëppale ci jur gi xam naa ni yéen a ciy gën a profité kon maa ngi leen di nuyu ci turu ñëpp nuyu leen tamit ci turu président de la république xam naa ne bi ngeen gisee ak moom bi ngeen gëj a gisee ak moom yàggul ndax Kolda rek la woon mu dajale fa les éleveurs de tout le Sénégal waxtaan ci wàllu lu jëmale Sénégal kanam jaar ci wàllu élevage rawatina nag bu fekkente ni du ñoo xeex ak càccum jur gi ba gañe xeex bi yaakaar naa bi ñu fi ñëwee le 26 novembre 2013 la ngeen doon jooy ak li ngeen di jooy léegi bokkatul daanaka parce que fii man bi ma fi jëkkee ñëw ndox mi manqué woon na fi waaye yaakaar naa ni yéen ñii yéen a ma ni président Macky Sall bi mu fiy ñëw nekkoon defe naa ministre de l'hydraulique wala déet ci la leen jàppale woon ba ngeen am seen forage bi machine bi mu changé leen ko kon bu fekkente ni ba ñu fiy ñëw lool ngeen doon wax far président ñëwal fi boppam ngeen am problème bu mag a mag bi ngeen jëkkoon a wax mooy da ngeen a bëgg rek ranch bi ñu delloo ko sa vocation sylvopastorale président jël décret defal leen loolu mieux mu may leen journée boo nga xam ni saa yu dellu see journée ba ñu ñëwoon fii ci Doli may na ko éleveuru Sénégal yëpp pour ñu célébrer l'élevage kon booba ak léegi am na lu bari lu fi yokku parce que président ni woon na leen dinaa leen delloo ranch bi mais en plus de ça dinaa leen jàppale ci ranch bi ba ñu équiper ko ba nga xam ni élevage bi ñu fi war a def dina jéggi dayoo gu ngeen xalaatoon avant ma yaakaar ni tey bu fekkente ni am ngeen un château d'eau am forage boo nga xam ni débit bi mu am ak château d'eau bi tamit capacité bi mu am wax dëgg yàlla lu nekk mën nañu ko cee def moo tax jafe-jafe yi ngeen soulever sur la gestion de l'eau il faut que ñu toog ñu waxtaane ko parce que l'élevage dafa spécifique par rapport à l'utilisation de l'eau ba nga xam ni mënuñu ko yemale exploitation mënuñu ko yemale gestion ak yeneen utilisation yoo nga xam ni duñu ko bëgg a def ci ndox donc loolu du ñuy toog ñu waxtaane ko parce que président bis bu nekk ma dégg muy demander à ce que problème bu am spécificité ba fa nekk nañu fexe ba régler ko mu répondre ci besoin bu ña nga xam ne ñoom ñoo koy exploiter kon loolu dina am beneen daje boo nga xam ne bis bu ñu koy def di ngeen ñëw toog waa OFOR toog waa hydraulique toog ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaane ko xool nan la ñuy def su ngeen gisee ñu bëgg di gérer mbir mi li ñu bëgg mooy ku xas ba am forage bu baax ilaa yow mi diini nga continuer di am sa forage mooy ngay génne ci forage bi lu ko mën a fonctionnel ngay génne ci forage bi lu mën a def entretien ak maintenance nga dem sax ba génne ci forage bi ëllëg ak si biir bu moteur bi yàqoo nga mën koo remplacer amortissement bi te loolu lépp man xam naa ni mun na am géré naa depuis plus de 20 et quelques années forage u Sagata Guet seen forage jigéen ña ñoo ko yore woon te jigéen xam ngeen ni bu yoree forage ba du panne parce que bu ndox amul li ci ëpp moom ci ndoddam lay nekk mooy wuti ndox ñoom demoon nañu ba forage ba li nga xam ne moom la xale yu soxla ci seen jàng ci école bi
outils livre ak lu mu mën a doon ñoom ñoo koy jënd dem nañu ba forage bi di def reboisement ci biir dëkk bi ak yeneen i activité forage yi bu ñu ko gérer ni ñu ko war a gérer mun na génne ay ressources yoo nga xam ni am na lu bari lu mu mën a liggéey ci dëkk bi li yees nag ci forage mooy nga yor forage mu paan amoo loo ko defaree di xaar pour ñu ñëw defar ko jur gi mënu la xaar loolu il faut que mu naan nit ñi tamit mënuñu xaar loolu donc ñun nag li ñu bëgg fii mooy une gestion saine une gestion boo nga xam ne bu mucc ayib la ba nga xam ne du ñu naan forage yu dëkk bi forage yu Doli dafay nekk exemple par rapport à tous les autres forages te mun na nekk nag ndi ngeen def ba tey ngeen am seen aliment bétail di ko wecc compté di ko jaay ba am lu mat 200 et quelques millions fii ñaata ngeen am fii à 193 millions te ëppoon na ko parce que xam naa li ngeen mujj jëndaata tax eggoon na 240 et quelques millions ngeen dencal ko seen bopp yéen éleveurs yi yaakaar naa ni bu ñu leen jàngalee tamit ni ngeen war a yore ndox mi man xam naa ni mun ngeen koo yor ba ëllëg ak si biir yàlla xam na ni benn problème du ci am kon léegi problème bi ngeen soulevé nag mooy nañu fexe ba ndox mi egg fépp ci biir ranch bi am na ay mbalka yoo nga xam ne amoon na fi mbalka yooya dinañu ko bind dinañu ko waxtaane bu soobee yàlla ba ndox mi egg ca mbalka yooya parce que bu ca yeggee rek yaakaar naa fu jur mën a nekk dina naan parce que mbalka yooya rek ñoom ñoo fi nekkoon te kenn mosu fee posé problème mu mbalka kon ma yaakaar ne bi ndox mi yeggee ci mbalka yooyu ak mbalka yu bees yi fi PUDC def ak yeneen sax yoo nga xam ne ñun amee nañu ay projet yu war a intervenir fii dans le ranch bu ñu ko ci mënee yokk également ñu yokk ko ci parce que président li mu bëgg rek mooy fii nekk benn ëpp ci wàllu élevage boo nga xam ne ëllëg lu nekk mun nañu ko fee am comme production kon loolu tamit mun naa leen cee wax tuuti rek won leen ni leen que sunu problème la dinañu ko waxtaane ak yéen beneen bi mooy la sécurisation du ranch sécurisation bi la présence du général doy na pour mandargaal ni que sécurité dina fi am da ngeen ni woon da ngeen a bëgg gendarmerie bu nekk fii ci biir xaw ma brigade lay tudd xaw ma nu mu tudd wala compagnie lay tudd xaw ma nu muy tudd mais en tout cas di ngeen ko fi am wax nañu ko ba pare général dikk na fi constaté na dina waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal que gendarmerie pour que loolu nekk vraiment un vieux souvenir loolu nag bu ngeen ko amee yaakaar naa ni ñu sécuriser ranch bi kuy dugg ñu xam kan la ku génn ñu xam kan la lu fi nekk ñu gérer ko bu baax ñun ñëpp ñu ànd ci yaakaar naa ni loolu mooy tax ëllëg ak si biir président ni ñii kat la ñu doon xeex tey ba jot ci ba ñu ko jotee téye nañu ko façon téye bi ñu ko war a téye kon may féliciter encore notable yi nga xam ni ku mel na Gàccol Ka ku mel na tonton Kalidou ku mel na le chef de village bi nga xam ne intervenir la léegi les différents maires yi intervenir am na sànq ku ko wax je crois que c'est le maire de Darou Minam mi ngi yooxu pour que ñëpp bokk ranch bi ñëpp bokk nañu ko c'est pour tous les éleveurs du Sénégal ranch bi li ko taxoon a jóg ba ko fi Senghor di def en 1969 du ñoo bëggoon mu nekk rawukaayu jur yi bu fekkente ni nawet manqué na nawet yàqu na ku bëgg a sauver sa jur nga dugal ko fii loolu ko taxoon a jëkk a jóg te vocation boobu ba léegi am na ko parce que président de la république delloo na ko cette vocation donc loolu jàpp leen ni que vraiment li ki des daal mooy ñu am une bonne sécurité te gëm naa ne day ak xadar bi ma ci gis ci général Fall gis ko tamit ci yéen éleveurs yi parce que yéen a jëkk a taxaw waxal seen bopp yaakaar naa ni bu fekkente ni boole nañu sunu ay xam-xam boole sunu ay doole di xàccandoo di dóorandoo du ma ni sàcc dina fi jeex parce que luy jafee jeexal la waaye dina wàññi ko ba ngeen yëgal ko seen bopp te ni ngeen koy yëgale seen bopp nag mooy ngeen am seen alal mu ñoŋ lu ngeen bëgg a def ngeen def ko ci donc loolu jàpp leen ni mel na lu am ba pare li nga xam ne tamit dina indi sécurité mooy am électricité am courant te li leen Cheikh Diop wax moom itam ma koy féliciter pour liggéey bi mu liggéey parce que ba ñu commencé mur bi rek la commencé moom itam pour que travaux yi ko président dénk ko waa PUDC travaux yooyu jeexandoo en même temps que le mur mais ñoom defe naa sax dem nañu ba seen travaux moo jëkk a jeex mur bi n'est-ce pas kon maa ngi leen di féliciter bu baax a baax ci liggéey boobu nga xam ni def nañu ko
donc électrification dafay indi également sécurité parce que nag sàcc fu lëndëm la bëgg sàcc bëggul fu leer te léegi ngeen commencé gis lampe yi di tàkk fii ci biir Doli 14 portes yi may wax le maire de Darou Minam bi ñu koy def du ñoo waxtaan avec les différentes régions CRD la ñu organisé defe ko à Linguère bi ñu ko defee à Linguère toutes les régions qui sont autour du ranch muy la région de Kaffrine la région de Fatick la région de Louga ñoom ñëpp ak Tamba ñoo ñëwoon fekke ci CRD bi ñu defoon fii donc teel nañoo associé képp ku ci bokk ci liggéey bi ñoom am na ci ay buntu yoo nga xam ni ñoom ñooñu ni ubbil leen ñu ko fa mu janoo ak sunu ay dëkk bu ko defee sunu dugg foofu gën a yomb général ci li doon indi ñuy toj mur bi xam nga booy doog a commencé dara ña nga xam ne ñoom ñoo fa daan jaar fu leen neex duggee te seen koñ sori yoo de 14 kilomètres ak buntu ba ñu daan duggee moo taxoon ñu doon toj mur yi pour mën a jàll mais loolu yaakaar naa ni tey amatul benn chef de village wala benn nit koo nga xam ne di ngay accepté te lu mel noonu bu soobee yàlla mu am liñ ci war a def comme réparation ak yëpp def nañu ko ba nga xam ni ëllëg ak si biir ku ko defati yaakaar naa dootoo ko dolliwaat beneen bi mooy lu jëm ci les portes yi nga xam ne moo des dégg ngeen léegi li entreprise bi nga xam ne moo yore travaux yi wax nee na fii ak 2 mois bunt yëpp dinañu tëju 2 à 3 mois sax mun nañu dem ba 3 bunt yëpp dinañu tëju parce que ñun li ñu intéressé rek mooy na liggéey bi baax bu ngeen gisee tamit ci bunt yi ñun wax dëgg yàlla la ñu prévoir woon ci bunt yi ak li fi entreprise bi def diamétralement opposé yokk nañu bu baax a baax li nga xam ne moom la ñu leen santoon ci liggéey bi kooku aussi ñu leen koy gërëmee di leen ci remercier kon yaakaar naa ni daal ranch bi wax dëgg yàlla sénégalais yëpp a ko bokk 87 500 hectares ëpp na benn région moo ëpp région de Thiès moo ëpp région de Dakar donc loolu lu am solo la loo nga xam ni gestion bu am solo également moom la demandé pour que ñu mën cee génn du ma dellu siwaat également ci li ngeen wax ci wàllu projet déjà am nañu PAFA extension boo nga xam ne dina intervenir fii beneen bi chaîne de valeur yi nga xam ni moom la PUDC war a def fii mi ngi jëm ci jigéen ñi mi ngi jëm ci jeunes yi déjà pour la culture fourragère am na loo nga xam ne def nañu ko soit dafay servir de pépinière pour ëllëg ak si biir ku ko soxla tamit nga dem jëli ca parce que kenn du fi def forage bu toll nii te rentabiliser woo ko te li koy rentabiliser nag surtout dans le domaine de l'élevage culture fourragère ci la bokk mun nañu demander tamit ñu def fi un domaine agricole communautaire boo nga xam ne avec ministère bi nga xam ne moo yor wàllu ndaw yi wala ay ferme naataange dinañu waxtaan ak ñoom ñu dikk jàpp ci PAFA extension am na ay projet yu ma fi war a def yu dem ci ay poulailler yi jëm ci ay xar wala leneen ak leneen le PASA la même chose mieux encore la BID la Banque islamique de développement am na projet boo nga xam ne ñu ngi koy développer aujourd'hui mu ñu bokk ko ak PASA ak le PRAPS du ñoo boole seen ay doole Banque mondiale ak Banque islamique pour yokk encore projet bi nga xam ne ñu ngi koy def sur le pastoralisme au Sahel muy PRAPS ñu yokk ko ba nga xam ni lu bari ci li ñuy def fii dina ci mën a dem président dem na ba ñaan benn ONG bu tudd IFER international ñoom nee nañu en Afrique australe am nañu fa ay réserve yu mel na ranch de Doli président ni woon leen na ngeen ñu xoolal lan ngeen ñu fi mën a jàppale ba ñax mi fi nekk ñu def fi ñax moo nga xam ni ëllëg bu ñu koy ji ay avion ñooy wër ranch bi ji ko fi bu ko defee ëllëg ak si biir yéen loolu di ngeen ko mën a def sax mu nekk beneen commerce boo nga xam ne ci loxo éleveurs yi lay jaar te bu boobaa dootu leen soxla génn sax fii pour di wuti ñax te ñëpp dinañ ci mën a dund kon ngeen xam ni wax dëgg yàlla man xooluma sax xëy na lenn ci li président def feneen mais yéen rek li mu leen defal ci élevage ranch bi rek laa wax ranch bi même bu ñu defal woon feneen dara ranch bi rek doy na liggéey te depuis 5 ans nag ñu ngi liggéey ranch bi pour que loolu mun a jeex donc projet yooyu yëpp dinañu fi dellu si
parce que nag loo gis da ngay def ndànk-ndànk ba lépp yegg si te yëpp mënu la yegg seendoo que ça soit pour les jeunes wala pour jigéen ñi am na lu mu ci wax barki démb rek am na 1 milliard boo nga xam ni génne na ko ni mi ngi jëm ci jigéen ñi nekk ci wàllu élevage 500 millions yi dem ci ñoom 500 millions yi dem ci jeunes yi nag nee naa leen jeune fille la ak jeune garçon ku ci am programme boo nga xam ne mën nañu la ko financer mun nañu cee dugal suñu loxo pour que ñu jàppale la ci loolu. kon yaakaar naa président de la république wax dëgg yàlla du ma ne wàccoo na ak éleveurs yi parce que liggéey moom du jeex da ngay def rek ëllëg ak si biir keneen def ëllëg ak si biir keneen def ba àddina di tukki noonu la liggéey di demee. kon ñi nga xam ne ñoom ñoo jiitu woon fii ci ranch bi di fi xeex ba tey ngeen am lii ngeen am yéen am ngeen déjà yaakaar naa jaaraama. Arona Gallo maa ngi koy remercier parce que moom itam sama yoon bi ma fi jëkk a ñëw fii neexewul woon nii de coow li bari woon na wax ji bari woon na waaye tey defe naa ni kenn waxatul waxu ranch bi kon président li mu def ñëpp la ko defal loolu jeex na kon jàpp leen ni daal bii du sunu mujjën yàlla bu bii nekk sunu mujjantalu gise ñun ak yéen dinañu dellu siwaat waxtaane waat yii yëpp ba tënk ko ci kayit bala président di dikk di inaugurer fii mais loo gis man à chaque fois ma am occasion damay ñëw waxtaan ak yéen ñu gën a laamisonte gën a waxtaan ci li nga xam ne moom ngeen war a def parce que bëgguma ñuy gaawantoo suñu liggéey bëgguma tamit ñu ciy def loo nga xam ne ëllëg daf ciy am loo nga xam ne duñu koy réccu mais ranch bi mënuma fee ñëw aussi ba dem te nuyuwuma koo nga xam ni seen xarit la yàgg na ci ranch bi di fi def bi fi état defatul woon dara muy Baba Diaw yàlla def yaramam moo sutante nekk fi fan yi mais mosumay dikk benn yoon fii te accompagné wu ma mbaa sax léeg-léeg moom moo fiy dikk moo ma fiy jiitu kon ki nga xam ne moo ko fi toogal muy monsieur Doucouré ñi ngi lay yóbbante ci moom ni ko daal éleveurs yi nekk fii yëpp ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla delloosi ci jàmm ak salaam ñu ànd bokk liggéey bi nga xam ne moom la ñu doon liggéey kon mbokk yi maa ngi leen loolu laa amoon lu ma leen bëgg a wax di remercier encore monsieur le gouverneur parce qu'il a accompagné le projet moom ak service su cadastre moom ak service urbanisme au niveau de la région de Louga ànd ko ak le préfet le sous-préfet ak les différents maires association bi fi nekk tamit di Nandondiral wax dëgg yàlla moom itam mi ngi ñuy jàppale bu baax a baax ci liggéey bi te yaakaar naa loolu ñëpp teg nañ ci seen bët kon mbokk yi loolu laa amoon lu ma leen bëggoon a wax di leen wax ni mbir mi du yem tey dina am beneen réunion boo nga xam ne dinañu ko wootewaat ak waa Serfla yi également parce que Serfla ñu leen di jàppale lañu agronome et vétérinaire sans frontières également maa ngi leen di féliciter parce que ñoom itam liggéey bu rafet la ñuy liggéey fii yéen itam ma di leen wax doléance yi éleveurs yi posé lu ngeen ci mën a jël yéen itam ngeen jël ko mais dinañu gisante waxtaan ba xam lan ngeen ci mën a def kon encore une fois maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant mon général maa ngi lay remercier vraiment pour ce courage di le remercier pour sa engagement sa détermination à aller de l'avant dans le cadre de la lutte contre le vol de bétail. président def feneen mais yéen rek li mu leen defal ci élevage ranch bi rek laa wax ranch bi même bu ñu defal woon feneen dara ranch bi rek doy na liggéey te depuis 5 ans nag ñu ngi liggéey ranch bi pour que loolu mun a jeex donc projet yooyu yëpp dinañu fi dellu si parce que nag loo gis da ngay def ndànk-ndànk ba lépp yegg si te yëpp mënu la yegg seendoo que ça soit pour les jeunes wala pour jigéen ñi am na lu mu ci wax barki démb rek am na 1 milliard